salaamaaleykum mbokki Sénégal salaamaaleykum mbokki internet yi maa ngi nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen dalal jàmm sur ma chaîne YouTube Wes Show TV comme ni ñu koy faral di defee chaque fois. yaakaar ci li may xaar nit ku ne sa wërsëg buy diggi jàppal ni dara du ko dee waaw li ma sonal mooy li ma xamul fan laay mujjee ak ki ma doon waaw nee na lu sotti. ok gars yi te dañuy ñëwaat si beneen sujet d'alerte la sujet boo xam ne ñëpp war nañ si bàyyi xel xam nga li tax man may def vidéo yi c'est juste pour faire savoir aux gens mooy maanaam nit ñi xam lan la nit ñi di def ak naka lañ koy defee ak lan lañ warul def mooy maanaam damay joxe li nga xam ne moom moo di xam-xam bu ndaw bi nga xam ne am naa ko wala gis naa ko après nit ñi nag ñoom ñooy choisir comme ni ma waxee chaque fois rek ku nekk mooy choisir def lu bon wala def lu baax bu mu dugg si toile yi mooy maanaam si réseau yi ku nekk aussi tamit mën nga dund lu la neex mais fexeel ba bu ko imposer nit ñi man li may bañ mooy imposer ak pervertir waaw jël si li nga xam di ñëw di ko wan nit ñi par force ni loolu la nit ñi dañ ko war a nangu c'est ça que la mënul digérer balaa ñu dugg carrément si sujet bi j'ai besoin de borom xam-xam mooy maanaam ci wàllum dundu yonent bi Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dafa amoon benn histoire boo xam ni dañ ma ko doon wax chaque fois si wàllum fuddan sénégalais xam nañ lan mooy fuddan ku ko xamul moom mooy lene mooy affaire boobu ñuy jël jigéen di ko dessiner seen loxo mu amoon ñu ma doon wax ni yonent bi da doon fuddanu si ñaari pàcc la doon fuddanoo mooy maanaam da doon fuddan bopp bi mooy genre tent aussi tamit da doon fuddan benn baaraamam mooy maanaam bii nii la doon fuddan mais yeneen baaraam yi du ko laal léegi da doon tent di fuddan may laajte loolu noonu ndax dëgg la wala du dëgg loolu bëgg naa si am leeral bu leer naññ parce que lii dama leen di jox l'idée générale mais après naa leen jox vidéo yoo xam ne c'est bien détaillé newoon naa leen am na ay góor yu commencé émaillé góor yi poudre ak maquillage moom yàgg na loolu depuis jamonoy égyptiens yi la depuis jamonoy égyptiens yi gis nañ ko aussi tamit si yenn aristocrates yi nga xam ne ñu woon foofu noonu gis nañ ko aussi tamit si côté Angleterre bi aristocrate Angleterre France gis nañ beaucoup de choses ba si $11 kii am boobu noonu mu sol am na histoire lan moo tax mu sol ko mooy maanaam ki ko créé lan moo tax mu defoon ko am na histoire moo tax defa gars yi dama leen ne boo leen def dara xool leen ko ba pare ba mu leeral ne lii di ngeen si mën a am li nga xam moom moo di réponse bu concrète pour ngeen mën ko def mais nañ toll benn moment boo xam ni li tax sax may gën a def vidéo bi mooy maanaam li nga xam ne moom moo di émaillu am na benn genre catégorie de personnes yoo xam ni daan nañ leen gis ñu koy def non seulement dañuy émaillu mais dañuy def li nga xam ne moom moo di eyeliner ak crayon moo di ñan mooy ñi nga xam ne ñu ngi woon si monde rock maanaam musique bi nga xam ni moo gën a saxanik si monde bi léegi ñooñu am na benn genre mood am na benn genre style de vie bi nga xam ni moom la ñuy adopté mooy maanaam da ngay nekk góor mais da ngay maquillé wu et comment fi ma waxee dafa mel ni ñi nga xam moom moo di pharaon yi dañuy nekk góor yàlla comme ñoom ni ñu jàppee woon seen bopp mais dañ doon maquillé wu or que aussi tamit yaa pharaon yi ñoo gënoon def muy pharaon yi muy empire romain yi ñoo gënoon mënoon def li nga xam moom moo di inceste mooy sëy ak ñi nga xam ñoom nga bokkal même deret muy yaay wala genre yu noonu wala ñu sëy ak ñi nga xam ni moom moo di ay góor mooy maanaam affaire boobu noonu yàgg na fa am kon ça veut dire que ne góor boobu noonu sax c'est un problème même bu fekkee ni yàgg nañu puudaru mais émail dafa nekkoon benn affaire boo xam ni ñooñ ñoo ko doon jël muy maanaam rock mu commencé élargir ba affaire de make-up góor yi commencé dugg nag ñu insérer ko ba nga xam ne tey jii nii benn Chanel inséré na ko mooy maanaam make-up for boy am na ñeneen ñoo xam ne inséré nañ ko ba léegi góor yàlla yi amul africain amul musulman amul ñu bëri la majeure partie surtout Italie fii damay dox di gis ay nit yoo xam ni noir nga tubaab da ngay émailler sa loxo mais aussi tamit il faut savoir que ni ba koy rock'n'roll doon defoon mooy maanaam émail yi couleur yoo xam ni day lëndëm lay indi mooy maanaam couleur bu ñuul wala couleur bu violet yooyu rek lañ daan utiliser mais yeneen multicolore yi yooyu yëpp amul léegi dafa am benn artiste rappeur comme que rap gars yi il faut ñu xam ni monde hip hop dafa mën na sa nekk benn moom boo xam dafa bañ li nga xam ne moom moo di wàllum góor jigéen dafa bañ li nga xam ne moom moo di efféminé wu mooy maanaam boo efféminé wu tuuti rek dañ lay classé quoi mooy maanaam dañ lay répugner dañ lay sànni fële mais au fur et à mesure ñuy dem ñu gis ni carrément ni même monde hip hop bi dafa am ñi nga xam ne dañ leen commencé infiltré wu muy maanaam ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk doomu seytaan ñoom ñoo nekk doomu LGBT ñu dellu si li tax ma leen doomu LGBT mooy maanaam benn Lil Nas X defoon naa leen vidéo fii ki nga xam ni moom moo nekkoon ne moom mooy jaabul bi moom moo fi defoon ay dàll yoo xam ni si suuf dàllu deret lañ fa defoon mais dafa am beneen artiste boo xam ni
pour ma présenter la ko hip-hopeur la rappeur la maanaam fii rappeur lañ koy woowee mu di kan mu di Fedez kan mooy Fedez benn rappeur la boo xam ni yàgg na commencé rap hip-hop pur du la doon def yëfu góor yàlla doon def tatoué na yaram bi def na li nga xam ne mooy dundu gangster la doon dund en tout cas mais dafa dajeek benn femme bu ñu woowee Chiara Ferragni moom mooy jabaram je peux dire que ni si moment bi ñu toll nii même Kim Kardashian sax Chiara Ferragni si côté influence moom moo ko gën a influente loolu gars yi mën nañ leen def recherche bi Chiara Ferragni moo gën a influente en tant que li nga xam moom moo di influenceuse si monde bi tey jii nii boo ko joxoon benn yére ak yére marque bi lu mu amul sens mu am ay collection le fait que nga yónnee ko mu sol ko rek yére boobu noonu du jeex sold out lay def kooku mooy vraie influenceuse mais influenceuse boobu noonu da ngeen di gis ni carrément dafa am rapport ak li nga xam ni moom moo di Prada munul génn munul def mën na sol yére Versace mën na sol façon yére bu nekk mais saakam bi par force saagu Prada lay doon en fait pour affaire de sac Prada moo ko sponsorisé catégoriquement mais nag mën na sol yeneen yére wuy génn l'essentiel na yor li nga xam ni moom moo di Prada te si vous vous rappelez waxoon naa leen lan mooy Prada même bu fekkee beaucoup de personnes n'y croient pas moi j'en suis sûr de ce que j'avance xam naa ko beneen affaire bi mooy sëy naag ndaw si jégalu moom tamit commencé na dugg si li nga xam ni moom moo di monde boobu noonu mooy maanaam monde LGBT bi monde influenceur bi am na benn vidéo boo xam benn rappeur daf ko defoon xeex am ñu dugal ko si YouTube sax dafa ne YouTube Italie nañu effacé vidéo boobu noonu taf neeful sa 24 heures vidéo boobu noonu dañ ko effacé si li nga xam ne moo di si YouTube effacé ko aussi tamit si li nga xam ni moom moo di Instagram tellement qu'il est influent fi nga xam ni moom moo di Italie kooku nag l'autre jour en première sortie moom moo njëkk a def benn clip boo xam ni fii Italie dafa invité ay trans pour ñu woy maanaam moom moo njëkk a élargir li nga xam ni moom moo di trans je parle toujours de quelqu'un qui s'autoproclamait rappeur te ñun ñëpp xam nañu lan mooy rappeur mooy gangsterisme real man real nigga loolu nga xam ne moom lañ gis mooy maanaam feek dungu du fa nekk kooku nag tey jii nii moom moo porté li nga xam ne moom moo di changement wu li nga xam ne moom moo di musique italienne bi de rap à rap féminin maanaam góor la mais day rap féminin kooku noonu tey jii nii moo waroon def aussi tamit benn sortie ak jabaram mooy maanaam benn yére boo xam ne Versace moo leen ko jox léegi comme que jabar ji sol na li nga xam ne moom moo di ay talons te jabar ji dafa njool moom tamit automatiquement pour mën a tolloog jabar ji pour mën a dem cérémonie boobu noonu il a fallu que moom tamit mu sol li nga xam ni moom moo di ay dàllu coquette pour lan mooy waral loolu lii du lenn lu dul comme ni ñu koy waxee chaque fois ñoom bu ñuy ñëw dañuy def de telle sorte que ni lépp lu nit ñi gis ñu habitué ko ñu soofantal ko ba du doon loo xam ni problème la mooy maanaam day nekk benn affaire boo xam ne comme vie quotidienne tey jii nii boo leen fàttali ko góor yi nga xam ne dañuy sol li nga xam moom moo di talon trans ngay doon wala nga doon góor jigéen mais un homme bi nga xam ni hétéro la c'est très rare nga sol li nga xam ni moom moo di ay talon ba pare di ko génnee en tant que aussi tamit statut rappeur bi nga xam ni am na ko bi mu defee loolu nag créé na polémique parce que vraiment tamit italiens yi nii ils sont pas tout d'accord si li nga xam ne moom moo di affaire de góor jigéen ñi maanaam dañ dem ba ne gars yi dañ leen commencé sof dañ leen commencé sonal maanaam góor jigéen ñi ëpp ñu valeur yeneen nit ñi ba lu nekk rek góor jigéen ñi dañuy attaqué nit ñi qu'est-ce qu'il a fait lui dafa créé li nga xam ne moom moo di benn marque émail pour góor bu fekkoon sax dafa créé marque émail boo xam ne pour jigéen la là on peut comprendre dafa créé benn marque émail pour góor et vous rappelez que ni waxoon naa leen sànq ni góor bi nga xam ne moo ngi si rock'n'roll buy utiliser li nga xam ne moom moo di émail jamono jooju nga xam ne ñoo loolu style de vie la mood la da nga koy utiliser mu ñuul mooy maanaam il faut mu nekk benn couleur boo xam ne day sombre soit mu ñuul soit mu violet mais le gars il est arrivé avec li nga xam ne moom moo di multicolore si biir multicolore boobu noonu du lenn li nga xam ne moom moo di aider LGBT toujours nit ñi bàyyi xel si li nga xam ne moom moo di LGBT. Je vous ai dit benn affaire gars yi ngeen comprendre ko les artistes ne choisissent jamais li nga xam ni lu leen arrangé wul lépp loo xam ni artistiquement direction artistique muy vente muy lépp lu ñu def jamono jii nii képp koo xam ne yaa ngi si monde bi nga bëgg créer nga di société nga bëgg créer loo xam ne c'est worldwide c'est international munoo fexe ba doo nekk benn allié je répète allié mooy ki nga xam ne day nangul LGBT may ko doole ba doo utiliser li nga xam ne moom moo di seen couleur soit mu nekk si promo Pride yi soit mu nekk benn affaire boo xam ne collection nga koy génnee muy si mode muy si émail muy si parfum muy si whatever en tout cas lii mooy li nga xam ne moo tax ma leen la woon est-ce que góor buy émaillu
baax na wala baaxul question ma posé nag au début bëgg naa képp ko am xam-xam na ma ko répondre léegi nag dama leen delloo yéen benn question mooy artu aussi tamit li nga xam ni moom moo di artiste sénégalais yi seen musique mu ngi dóob yéen a ngi liggéey mu ngi nice lenn rek lañ leen di ñaan boo nekkee góor na góore boo nekkee jigéen na jigéene léegi nag kon que gars yi bëri daan nañ wax ni xamuñu woon léegi ñëw naa leen xamal leen benn tendance la boo xam ni c'est mooy daw waa LGBT ñoo ko promote gannaaw li nga xam ni moom moo di make-up bi nga xam ni gars yi génne leen ko dinaa leen si defal vidéo boo xam ni complet wax leen lépp li nga xam ni puudaru fan la jóge at lan moo xew parfum puudaru ak crayon fan la jóge loolu yëpp naa ko wax même bu fekkee au début amoon na ay góor li ko naa wax ku si nekk la moo tax mu ko doon def ba jamono ñi nga xam ni monde bi changé na fu mu toll nii moo tax gars yi lii moo nekkoon li nga xam ni moom moo di vidéo bi bàyyi leen xel bu baax si li ma leen wax xool leen alentour seen alentour surtout ñi nga xam ne ñu ngi Europe wala ñu ngi États-Unis wala ñu ngi seen dëkk yi xool leen bu baax seetlu leen bu baax et vous verrez que ni y a beaucoup de personnes yoo xam ni commencé nañu émaillé jël ko def ko style surtout li nga xam ni moom moo di artistes yi ak acteurs yi. loolu moo nekkoon gars yi vidéo bi ñu joxante daje si beneen vidéo Lord Wes la woon ak yéen wasalaam. Bàyyi ma nekk sama bopp bàyyi ma ne sama bopp yaa parce que nekkoon suñu mbokk baaw yaa bàyyi ma nekk sama bopp bàyyi ma ne sama bopp